mbokk auditeur yu Univers FM Dakar jërë ngeen jëf ci teewlu beeg ànd ak ñun ñeent waxtu jot na ba toftalu ci ay simili ñu war a dalal tey nag ci seen bloc de l'après ñaari représentant ci ñaari secteur yu wuute waaye daanaka li ñu gis moo di kon jamono ji climat social bi bëri na rek fu ay ñaxtu di am daanaka yaramu mag la fool la lekk day métti noonu lañ ko nemmeekoo ci agent de sécurité de proximité yi mais nemmeeku ko également ci ñiy fare ci wàllu SUTSAS mbooleem kon ñi nga xamante ne ñoo di syndicat yi fare ci ànd gësëm jamono ji ñoom ñu yëngatu nag ci wàllum paj gi ñu ngi xeltoo amal kon lii di grève gannaaw bu ñu jébbali seen préavis de grève loolee nag moo waral jotaay bu tay bi ñu ci dalal kii di Diamako Traoré moom nag mooy vice présidente bu ASP du Sénégal mais également di porte-parole Union des ASP du Sénégal soxna si ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di leen ziar Safa di leen tax seen wàccuwaay te di leen jaajëfati di rafetlu aussi tamit invitation bi di ci ànd ak sama nijaay macha allah rabi di ñaan yàlla rek ñu tàmbale émission bi ci bisimilahi rahmaani rahim jeexalee ko ci alhamdulilahi rabil alamin di nuyu sama mbokk ASP yi nga xam ne à l'heure actuelle ñoom ñëpp ñu ngi toog di bàyyi xel émission bi di leen waxaat ne aussi maa ngi gën a kontaan ci ñoom ci ni ñu renouveler seen confiance teg ko ci sama kaw à mon humble personne rek pour ma leen di waxal macha allah maa ngi leen ciy sant di leen ci gërëm lu wér. jërëjëf ñu ngi également ak Mballo Dia Thiam moom mooy secrétaire général bu SUTSAS ak ànd gësëm teewal fi nag liggéeykat yi yëngatu ci wàllum paj gi sëñ bi Thiam ñu bàyyi la nga nuyu mbokk auditeurs yi. waaw sëñ Samb maa ngi lay fay di rafetlu invitation bi di rafetlu teewaayu madame Traoré di yëngatu ci secteur bi nga xam ne moo ko soxal. di nuyu tamit ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi déglu di ñaan yàlla rek liñ fi wax moom la njëriñ maanaam askan wi. merci beaucoup. jërëjëf alors Diamako Traoré ñu tàmbali ak yéen gis nañ fan yëpp ngeen nekk ci mouvement d'humeur boo xamante ni nemmeeku nañ ko ci Sénégal yëpp mbooleem ASP yi kon wàccoon nañ ci tali bi bërki démb ci mouvement d'humeur bi ngeen doon amal mais dañu gis démb le directeur général en personne mu génn def benn déclaration de presse mel ni ki dafay ñaawlu li nga xamante ni moo di mouvement d'humeur bi yemul foofu moom Birame Faye mu yëgle ni dina teg ay daan ci ASP yi nga xamante ne ñoo doon def manifestation bi déclaration de presse bu Birame Faye naka ngeen ko jàngatee ci jamono bi ngeen nekk ci jafe-jafe yi. waaw macha allah damay rafetlu question bi nga ñu laaj bi nga ma laaj parce que wax dëgg fa yàlla dañu naan mbir bu fekkee ni dafa tàmbale te kenn xamul fan lay yam li koy saafara mooy lu koy liñ ci maanaam lu ñuy waxtaanee ba lépp delluwaat à l'ordre moo ca gën parce que mënoo nekk njiit nga jiite ay xale pendant 9 ans xale yi nekk ci société boobu di liggéey. seen condition de vie de travail doon lu quelque chose de misérable ñu dem ba toog ba prise de conscience ni dañuy doxu ñaxtu génn yow nga nekk seen njiit amoo lenn looy def lu dul ngay teg ay menaces ci seen kaw loolu damaa yaakaar ne njiit bu nekk bu dee yaa ngi bàyyi xel ci li ngay def rek du taxawaay bu rafet boo xam ne ASP yi rafetlu nañ ko. démb ba mu defee conférence de presse bi ASP yi dañoo mer ku ci nekk di wax ni lii muy wax ñoo ngi xaar ba xam ndax dana ko exécuter. te bu ko exécuté dana ci jàmbaarlu ak ASP te effectivement na mu ko waxee démb noonu la ko tàmbalee def tey. lan la def. tàmbale na joxe ay lettres de radiation ASP yi nga xam ne ñoom la nee na comme identifié ci mouvement d'humeur boobu. actuellement amagum nañu 3 lettres de radiation. waaw kenn ki mi ngi Nioro kenn ki mi ngi Kolda ñetteel bi man mii toog fii tey ji di waxtaan ak yéen la ba may ñëw léegi ci yoon bi lañ ma woo ne ma pour ma ñëw jël sama lettre de radiation. mu doon nag nouvelle boo xam ne mu daanu sama kaw man yàlla macha allah ndax nee nañu boo àndeek yàlla doo tiit doo ragal yàlla def na ni déstabiliser wu ma ci dara yàlla rek a tax may wax mais sama mbokk ASP yi nga xam ne dañoo bootu sama ginnaaw te yaakaar ma wóolu ma ba nouvelle bi daanoo seen kaw am nañu lu leen nakkari ba jël nañu décision tout de suite dans l'immédiat ci concertation bi ñu def seen biir ni dañuy décréter une grève illimitée tant que réinsérer waatuñu ci rang yi. à partir de demain gars yi dañ koy commencer. à tous les ASP du Sénégal sur les 14 régions du Sénégal et les 45 départements du Sénégal. décision boobu moo wàccagum ci biir ASP yi. te moom bi yëf yi amee ba tey woowu leen benn yoon pour waxtaan moom Birame Faye. non ba ñuy njëkkee def 72 heures dañ ñoo minimiser xam nga
tey jii minimiser bi mu ñu minimiser moo ñu indi tey fii yëpp ñu toll. dañ leen ñàkkal fayda dañ ñoo ñàkkal fayda ni maanaam coowu benn fan lay doon mu jeex. nit ku nekk comme ni ngeen ko daan defee avant. waaw ku nekk delluwaat ci sa liggéey kon maanaam mbir mi du dem fenn léegi nag ci biir minimiser boobu mu ñu minimiser ci la ñu toogee def conscience xam ne lii mbir mi seule la lutte libère buñ ko xeexul kenn duñu ko xeexal à notre place. ci lañ jëlee décision continuer suñu mouvement d'humeur léegi moom ci biir jël décision boobu toog naa ba kañ est-ce que du la parce que ba ñu décrété ni dañuy def mars le 15 mu tombé ak mardi ci jeudi bi si je ne me trompe pas am na benn certain monsieur Seck boo xam ne foofu la nekk ci direction bi c'est un conseiller technique bu ma woo téléphone ne ma bàjjan ma ni ko naam mu ne ma secrétaire général bi moo ne ma naa la contacter dafa bëggoon waxtaan ak yow pour nga ñëw wuy si ko lundi agence ma ne ko ci lan mu ne ma dafa dégg seen mouvement d'humeur bi mu bëggoon cee am lu ko ci leer ak lu leen naqari ma ne ko wax dëgg fa yàlla du man maay jël décision porte parole laa dañ may yónnee comme danga ma yóbban dañ laa yóbbante ci man danaa delluwaat ca fa ma ko war a waxtaanee kook ñoom bu ko defee décision buñ ci mënti jël man dinaa la revenir ma yóbbu ko ci union bi ba ma ko yóbboo ci union bi ñu ne maanaam woote boobu dañ ko def pour déstabiliser ñu pour ñu bañ a def mouvement bi la 15 parce que mënuñu convoquer nit ñi lundi ne nañ leen wuy ci direction te ñu décréter ni mardi la ñuy def mouvement bi te ñu ciblé 4 régions ci 14 régions Dakar Kaolack Kolda Ziguinchor yeneen régions yi war a rallier ci régions yooyu ñu ne nañu convoquer union bi mu ñëw wuy ci te union bi ça comporte les 14 régions du Sénégal seen président amical ak 45 départementales yi seen président amical kon xam nga déplacement boobu mënut a yomb ba pare te joxuñ ñu paas. moom bu démb sax dañ ko dégg Birame Faye mu wax leneen di maanaam yëg leen yéen li ngeen di laaj du droit nee na njiite réew mi moo leen ko digoon ngir neexal leen te juin bi lay leen ko la ko war a acté mu ni kon moom gisul lu war a mën a justifier grève bi ngeen di nekk di def loolu ci ay kàddoom lu ngeen ci àddu yéen. waa xam nga ci njàngat bu dee dañ koy teg ci yoon bu ne du droit dafa wax lu ko neex rek parce que bu fekkee ni dangaa signé engagement boo xam ne dañ ne la ko ba nga koy signé ca njëlbeen en 2013 dañ ne la renouvelable une seule fois 2 ans renouvelable une seule fois kon engagement bi ci 4 ans yooyu la jeex ci bu fekkoon ci biir 4 ans yi génnoon nañu di def ay mouvement d'humeur foofu mënoon na wax ne amoo leen ci droit parce que 4 ans lañ leen signé loon 4 ans yi jeex na dañ ñëwoon 4 ans yi bu jeexee dañ leen di jël wala ñu bàyyi leen buñ amaan na yaakaar ne bu fekkee accepté nañu ba signé ko bu 4 ans yi jeexee buñ ñu bàyyi woon duñ ñu dégg parce que ñoo ko signé woon mais dañoo préféré jël ñu parce que ndax lan liggéey bi dafa ñoŋ lañ ca doon xaar dañ caa am lu sut seen njortu moo waral loolu ñu dolli ñu à titre exceptionnel 2 ans ci Macky Sall moo ko wax ñu ne nañ jàpp xëy na kon Macky Sall dolliwaat na 2 ans exceptionnel te neewoon na ni daf ñuy bàyyi wala mu jël ñu kon dafa am lu muy waaj te ci biir 2 ans yi dañ ne dañuy xool naka la ñuy def ba départager leen pour ngeen am ay liggéey yu baax ngeen yëg ci seen bopp nit ñi téye parce que dundee nit yaakaar la am rawatina sa chef de l'État bu la ko waxee da nga koy gëm ñu daal di bàyyi mu jàll 6 ans yi ba mu jeexee ñuy toog ñu ne yokkalaat nañ leen 1 an léegi 1 an bi ñoo ngi def ay atelier par ci par là ci biir 1 an yi dinañu xool ASP bu nekk fañ ko war a yóbbu léegi yow loolu kuñ ko wax da ngay toog xaar di dundee yaakaar 7 ans yi jeex gisuñu dara ñu ne yokkalaat nañ leen 1 an muy 8 ans léegi ci yokkalaat 1 an boobu ci biir 8 ans bi la ñu ne corps spécial léegi lañ koy def léegi kon dañ koy def corps spécial may leen ñu at ñu jàngat corps spécial bi bu ko defee ñu mën leen koo jox léegi yow ku ñaan at pour def corps spécial bu at bi jeexee lan lay xaar ci yow lu dul corps spécial ba nga waxoon ca moom dégg nga ba ñu toogee ba au mois de novembre daaw ñu commencé am ay écho ñu ne ñii naruñoo def corps spécial bi benn ñaareel bi dañ ñoo bëgg signalaat loo ay contrat 1 an te effectivement li ñu doon ruumalaat moo nekk kon ba pare ñu ne ñu bu ngeen sàggantul fonction publique locale la nar a dem ñu ne lii du yoon nañ ci jël ay matuwaay ci lañ commencé di xool ni ñu ko naka la ñuy concerté ba créer union bi ba ñu créer union bi ñu toog mois de décembre ñëw ñu leen di déglu waxuñ ñu dara te corps spécial ginnaaw dañ ko doon xaar ñun ñëpp te gis nañu dem nañu ba novembre nuroo gisuñu luy nuroo corps spécial luy wane ni lii taxaw na dinañ ngeen leen ko signer janvier
D'accord. kon firndeel na ni kon ñun gisuñu lu tax ñu waroon a toog. ba tax début janvier bi ñu décréter 72 heures xool bañ décréter 72 heures toog xool conseil des ministres Macky Sall. jël parole ni yokkalaat nañu 1 an ni fii ak 6 mois dina revaloriser. statut bi. D'accord. ñu ne nous ne sommes pas satisfaits parce que xaaruñu woon loolu dégg nga. ba pare d'autant plus léegi ñu ne yokk statut bi maanaam yokk 1 an. liggéeyaat fii besoin. ndax ñu valoriser statut bi est-ce que ci même condition de travail de vie boobu la ñuy continuer. mu bañ a nekk turu valoriser ci kaw rek. ci kaw noonu. loolu pour lan. D'accord. moo waral tey jii fii ñu yeew ak ñoom. d'accord daañu ci dellusiwaat léegi ak yow ñu ngi ak Mballo Dia Thiam mu teewal fii waa ànd gësëm ñoom tamit ci wàllu paj gi les travailleurs de la santé ñoom tam ñu ngi xelto amal lii di seen grève gannaaw bu ñu jébbalee lii di préavis de grève yi ni ni démb alors doyen Mballo li ñu gis tey ci santé bi yéen a ngi koy xeex depuis daaw ci wàllu Covid bi surtout taxawaay bi ngeen ci am tey mu mel ni ki rek situation bi li fi nekkoon 2018 ndax du loolu ngeen di xalaat amalam déet yeggoon ngeen ba si 17e plan d'action état bi soog di leen woo ci ay waxtaan te teewul ba tey problème yaa ngi persister encore. waaw sa question bi am na solo lool parce que état nu mu bindoo mooy que ni moom surtout état wu Sénégal par rapport ak ñun liggéeykat yi fa nekk moom mooy employeur comme que nag moom mooy employeur ñu ay liggéeykat lañu te dans nos textes am nañu droit dem grève parce que mënoon nañu dispenser droit dem grève bu boobaa comme ko am nañu droit dem grève droit boobu dañ koy exécuter mais nag aussi yàlla def na duñ ko def n'importe comment léegi wax nga 2018 effectivement c'est en 2017 fin 2017 lañu déposé un préavis de grève bi début 2018 ñu tam xam nañu xaar ba préavis bi délai bi weesu parce que loi dafa nii da ngay xaar fanweeri fan mais Mariama Sarr ministre fonction publique woowu ñu woon ci moment yooyu dafa xaar ba mu des benn fan mu wooñu ba mu yooyee ba pare au lieu que mu lijjanti mbir yi daf ñu woowaat beneen yoon ànd ak premier ministre ak yeneen syndicat yoo xam ne seen yoon nekku ci woon xam nga loolu déjà ça commence à compliquer la chose dafa mel ni nekk ñoon dans une dynamique defar mbir mi surtout que am na ñoo xam ni suñu tur bi moo leen njëkk doon gêné mooy bu ñu nee ànd gësëm loolu gësëm boobu dafa am yoo xam dafa leen doon perturbé parce que bu ñu ko percevoir comme ça or pour ñun comme que yëngu nañu yëngal ba am ay accord ñu war ko matérialiser ñun nañ ko gësëm pour mu wadd c'est aussi simple que ça mais nag booy gësëm tamit lu ñor dina wadd def naa lu ñorul tamit dina wadd c'est dama koy wax noonu rek de manière assez imagée mais loolu ñu commencé ay série de grève série de tournée mission grève benn fan ñaari fan et cetera mais ñuy seetaan comme ça bañ ko jox fayda bi waroon ñun tam xamoon nañu ñoom dañuy jouer carte pourrissement wala carte division ñun aussi ñu inscrire dans la durée def plan évaluer defaat plan évaluer parce que xam nañu fi ñu jëm ba tax na nag bi ñu demee ba nga xamee ni grève yi ñoom yëguñu ko parce que tant que ñu ngi def grève ak respect des urgences ak service minimum population bi gis ci boppam ba di jóg pour ñoom c'est bien comme ça alors que du noonu benn dispensaire boo ko tëjee benn waxtu rek contrat bi nekk foofu ñi nga xam ne xel soxla ñu dëkk à 100 kilomètres à 200 kilomètres déjà indi nga leen joote bu metti une maternité boo ko tëjee 1 heure de temps posé nga problème donc ñoom je pense que dañu réfléchir ci termes yooyu quoi mais comme kon aussi yenn naataangoo yi bu ñu waxee yaa oui grève bi réussir de nangam dugg na fii génn fii alors que grève bu nga xamee ni benn poste de santé liggéey rek problème la surtout que sur 1000 et quelques postes de santé ñi siy liggéey matul sax une cinquantaine sur le temps du territoire loolu musiba la centre de santé yi nga xam ni avant nga hôpital fa nga jëm ñu gàllankoor ko à tous les niveaux donc loolu dafa baaxul en fait actuellement lan mooy point revendicatif yi ci grève bi bon point revendicatif yi mooy ay la yéwén na 2018 amoon nañ ci ay satisfaction yu bëri parce que bi président Macky Sall xoolee ni élection yi ñu ngi koy dëgmal te ñun bàyyi woon nañu grève yi commencé di attaquer programme yi ba vaccination bi ñu arrêté ko ba di leen delloo seen i antigène ak seen i glacière ak seen i moto ñu ne wax jot na mu wooñu am na ay engagement yu mu jëloon comme par exemple affaire AS Pay comme ni ko madame doon waxee léegi contractuelu JK yi nga xam ni gouvernement japonais moo leen jàppale woon pour ñu jël un certain nombre près de 3000 yu nga xamee ni dañ leen waroon renouveler seen contrat ñoom ñoo ko engagé woon si loolu mais 2018 le contrat yi jeexoon mais defuñu ko bi commencé ñun commencé bokk ci grève bi ñu woo médecin chef de région yi leen def leen appel à candidature
pour que ku soxla ngeen dugal ko pour ñu remplacer ñooñu. mais bi président bi xamee ni xel ñu ngi koy dugal ñoom si guuta mu ne Mariama Sarr ministre de la fonction publique ministère de la santé ñaata poste budgétaire la am pour cette année mu ne ko 600 mu ne ko non seulement dañu renouveler contrat yëpp. yu JICA yi mais ensuite dañ ci dugal 600 ñun ñu proposer critère éloignement ak ancienneté ñu accepté ko loolu moo tax jàmm am foofu ñu leen di fay seen salaire régulièrement. collectivités locales yi aussi amoon na aussi 12 décrets yu waroon génn parce que xam nga wax nga fonction publique locale. xëy na dañ si ñëwaat. 12 décrets la woon 9 yi génnoon na moment boobu ñoom tam ñu engagé wu pour organiser assise nationale sur di wax les urgences ak yooyu maanaam am na ponk yu bëri lijjanti woon nañ ko. mais yi ci desoon mooy les questions incidence financière def naa ni loolu moom nga bëgg a junj nii. léegi nag comme que ministère de la santé ministère yeneen ministères yëpp. président de la République moo ni sur les questions incidence financière man maa commandité étude sur le système de rémunération. liñ ci wut benn solution. ku ci jël benn engagement nag yéen yaa da nga wéet ak yow. mën ngeen grève nag ba mu neex leen mais man je n'ai rien à donner surtout que 1er mai fête du travail. donc mu nekk fête boo xam ne nit ñi même bu fekkee loolu sax am na lu ñu koy waxee mais vous êtes moins de 1% de la population et 99% des ressources ak yu mel noonu mënuñu lépp nekk salaire ak yu mel noonu alors que mel ni nit ñi dañuy yalwaan. li ñuy président moom wax loolu. mel ni dañuy yalwaan. wala dañoo mérité wala alors que dañoo def ay concours sélectif jàng amay diplôme am grille fonction publique ñu war a avancer wala yu mel noonu. donc xam nga ça signifie que c'est même pour dire en fait def leen lu leen neex man lii laa man mënuma lii. du woon noonu. kon ndax jàpp ngeen ni saafara dina am ci seen xeex bi. non li am solo mooy comme que ñoom loolu la ñu waxoon ñu ne dërëm amul. mën kii mi ñëw mbas mi ñëw. ñu accompagner gouvernement parce que lu moom suñu cër. bi pare ñu commencé négociation ñu déposé beneen préavis de grève le 21 mars bi weesu. ñu commencé 21 mai di négocier ba dëgmal kii bi élection yi. ñu foog ni danañ ñëw signer accords yi parce que li ñuy d'accordoon bu fekkoon signé lañ ko comme madame li mu wax loolu li ñu doon waxante yooyu bu fekkoon dañ ko bindoon. bu boobaa ñu xam ne xel d'accord nañ ci mi ngi nii ñu béral ko. mais defuñu ko woon léegi nag ñu jékki-jékki enseignants yi di bousculer ba élèves yi commencé génn ci mbedd mi ak seen parents yi ministre des finances daal di ñëw rek daal di mën na joxe mën na tekk mbuus mi léegi. alors que pour ñun dafa ñu teewul woon sax ci suñu négociation yi ñu ne ko nag comme que question incidence financière yi ñoom mosuñu ci wax comme ñu ngi ci wax ak ñeneen ñi. ba évaluer ko à 69 milliards ñun suñu bos eggul sax 15 milliards ñun dem nañu génne suñu bos teg ko fii ñu wax ci yëpp parce que li ko wundu woon yëpp mooy président bi en 2012 mooy système de rémunération bi ni mu ko gisee dafa déséquilibré dafa am injustice ak inéquité parce que yow Samb da ngay ñëw génn école ak madame Traoré ngeen bokk benn diplôme mais ngeen nekk à des stations différentes yow nga koy fay 5 fois ou 4 fois pour lan ak yu mel noonu moo am si fonction publique c'est disparité yéemoo ngeen bëgg. waaw moom mu ne donc dafa bëgg injustice boobu mu réparé ko mu fay xaalis bu bari cabinet MGPA Afrique oui ñu def affaire bi ba pare léegi première recommandation bi ko consultant bi wax waa MG dañ ko ni c'est vrai li nga doon xalaat loolu la régime bi dafa déséquilibré complètement am na ñoo xam ni sax bokkuñu fii mais li ñu am ci payoor dafa jéggi dayoo léegi nag li nga war a mën def mooy da ngay geler yëpp da ngay arrêter yëpp bul joxeeti prime bul joxeeti indemnité léegi nag ñu mettre à plat le système commencé waat mais bu ñëpp toogee kay tranquillement mais du jékki-jékki rek ñun en 2018 ñuy grève mu génne 200 000 jox ko benn catégorie si ñun ça signifie que déjà li ñu waxoon defuñu ko ba pare doole leen retraite à 65 ans naan parce que ñoom seen njàng dafa gudd te dañu yéex a dugg fonction publique or ñun bu njëkk ba boo génne école rek dugg fonction publique balaa may ñëw si madame Diamako Traoré donc léegi nag xaalis léegi nag ponk yi ñu teg ponk yi gën a bëri daal mooy les questions incidence financière indemnité de risque bu nga xam ne ñun yëpp ñoo ko bokk ensuite maintenant yeneen indemnité yi nga xam ne ku ci nekk par rapport ak li ngay liggéey par exemple ñi nga xam dañ def de l'itinérance de la mobilité donc waa banque de sang centre transfusion yooyu ñeneen ñi nga xam ne aussi ils sont à d'autres niveaux parce que ay spécialisation lañ am ñu fay médecin spécialiste ak yu mel noonu ñoom aussi ñoom même spécialisation jox ñu leen loolu la ñu bëgg ñu yemale d'accord léegi balaa may dem si soxna Diamako Traoré li ma lay laaj mooy xam nga cabinet bi président moom moo génne woon xaalis fay ko pour effectivement mu def le diagnostic def ay propositions pour que ñu mën a jubbanti injustice bi am ci système de rémunération bi loolu lañ ko defee ci wàllum njàng meeg njàngale mi ak yeneen secteur ragalu leen tey li dal enseignants yi dal leen yéen parce que ñoom bi ñu demee ba toog ak état bi ba ñu gis que ni effectivement problème am na finalement dafa mel ni kon état bi la mu leen digoon yëpp defu ci dara ba tey ñu nekkaat ci guute gi ndax ragalu leen loolu arrivé leen. waaw mais xam nga li am solo mooy ku ci nekk rek li lay loi may
ak li nga xam ni am nga ko comme sañ-sañ nga def ko loolu moo ci am solo parce que syndicat ci boppam nekkul benn xeex tey rek mu jeex xeex dootu am parce que tant que machine yaa ngi tourné comme ni ñu ko waxee revendication lay am mais dafa am yoo xam jar na xeex am na yoo xam jar na négocier ak yu mel noonu c'est-à-dire ñun ak nguur c'est-à-dire état pour ne pas dire employeur ak syndicat du paye une paye définitive c'est pas aussi la guerre tout le temps parce que surtout que grève nekkul finalité moyen la même boo defee sitting wala nga def benn point de presse rek moyen de pression la war nañu woo ni la li nga xalaat nan la mais au Japon xam nga ñoo fi xewal brassard rouge bu ko Abdoulaye Wade idée fii ñu changé ko mais parce que dañoo bëgguñu benn seconde mu am arrêt de production ba tax na boo da ngeen takkee brassard rouge ñu ne am na lu xew si kër gi daal di woote fexe ba duñu dem ci ay fitna ak yu mel noonu parce que du arrangé kenn parce que mënuñu concevoir arrêt de production benn minute waruñu arrêter production bi d'accord yaa ngi dégg loolu mooy wax bi maintenant bu fekkee nag boo defee brassard rouge ñu noonu ñii day sawa yi liñ kiir boo defee marche ñu ne nañu marche ba sonn et finalement ce sont les populations qui payent les pots cachés mais loolu mënul tere nit ñi li ñu war a def ñu def ko bu doon loolu kon ñëpp banque nañu dem jàpp seen jàmm parce que bu ñu nee comme que ñii boo defee tam duñu la wax bu ñu defu ñu am mais dañuy def ba am bu ñu am jël parce que lépp lu ñu am mbedd mi moo ñu ko may monsieur Samb effectivement lépp lu ñu am rien n'a été donné sur un plateau d'argent tout ce qu'on a eu c'est au prix d'un combat mais donc il faut que ñu ko ne combattre parce que bu ñu ko deful population yi nga xam ne sax ñoom la ñu ko defal généralement sax du ñu soutenir si combat yooyu la c'est déplorable alors mais bu ñu soutenir si combat yooyu mais doo jël sa combat en charge effectivement madame Diamako Traoré tey gis nañu aussi itam si seen grève bi am na yenn incident yu si am mu di ñu arrêté fële ca Kolda am na ñenn ñu si déféré ca Ziguinchor am na seen benn naataango boo xamante ni daanaka dafa ñàkk ay baaraamam di blessure bu metti tey seen situation ñoom actuellement lan la. waa situation waa Kolda ñoom comme jouru manifestation bi le 15 bi ñun ñëpp ñoo génn Dakar génn Kaolack génn Kolda génn Ziguinchor génn comme niñ ko waxee. yeneen région alentour yi ñu xool fu leen gën a jege ñu dem rallier fa. waa Kaolack dañ leen arrêté woon mais après par la suite ñu jël leen yab leen ci auto police yi. dem ba ginnaaw Kaolack ci àll bi génnee leen fa largué leen fa daal di dem seen yoon bàyyi leen loolu la policiers yi liggéey Kaolack waa Kolda ñoom bañ leen arrêté dañ leen a fa téye ba ay 19h et quelques gars yi di xaar ay résultats ci ñoom di xool ndax dañ leen di fanaanal wala finalement ñu jot nouvelle ni bàyyi nañ leen mais dañ leen a jox ay convocation yoo xam dañoo war a wuy si le lendemain bi muy démb mercredi. il était 83 ASP ñoom ñëpp xëy démb dem wuyu ji convocation yi comme loi bu la wooyee da ngay wuyu c'est normal ñu dem wuyu ji. ñu dem ñu tàppe leen ay PV ne dañoo def désordre à l'ordre public bañ leen tàppalee ay PV ñi njëkk a signé c'était une trentaine parce que moment boobu comme dugg nañu dañuy jël par lot di dugal ñooñu bañ leen tàppalee ñu jox leen rek ñoom ñu signé ñeneen ñi ba ñu génnee ni dañ ñoo tàppeel PV signé nañu après ci la ñu wootee ci suñu biir ñu woo ma woo ñeneen ñi ñu concerté ñu ne leen yéen ñi des bu leen signé yéen ñi des bu leen signé ñoom ñi des nag signé wuñu moo tax démb déféré wuñu leen léegi ñi nga jotoon a signé une trentaine de personnes ñu jël leen ñoom ñëpp déféré leen bañ leen déféré nag mu doon loo xam ne dafa nakkari ASP ñu nakkarlu ko doon toog doon xaar fan lañ doon mujjee ak procureur mais heureusement bañ demee ci kanamu procureur da leen a mujjee libéré mais dañoo war a taxaw audience le 23 janvier bi waaw ASP yi nag dañoo nekkoon ci réunir boobu di xool le 23 janvier ban taxawaay la ñu war a am ci suñu collègue yooyu ndax février ndax du ñu am maanaam du ñu sóob xeex ñun ñëpp ñu àndandoo xeex ci ñu tànn ci quelque ci ñoom pour di leen sacrifier ndax bu dee désordre à l'ordre public la bu fekkee moom lañ leen di toppee war nañ ko toppee waa Dakar war nañ ko toppee waa Kaolack war nañ ko toppee waa Ziguinchor kon lu tax ñu tànn ci waa Kolda kase ñu ne nag du ñu seetaan ci mbir moom lañ nekkoon doon concerté démb ba léegi bañ jógee foofu suñu promo boobu nga xam dafa nekk Ziguinchor yàlla dogal ay baaraamam mu ñàkk ko ci ba affaire bi amee ña jotoon a blessé ci jour boobu ak moom bañ leen yóbboo ci mutuelle de santé bi nanguwuñu leen a jël en charge ndax dañu ne instruction yi moo jógee ci kaw wàcc ci ñoom ni bu ñu jël benn ASP en charge ci jamono ji fi ñu toll nii ngay liggéeyal sa réew ñu ne dañ laa jël mutuelle de santé à 80% nga gaañu nga dem pour ñu faj la ñu ne duñ la jël en charge non assistante à une personne en danger ci jamono juñ toll nii
nga xam ne lu ne mënoon na cee xaj ndax ku ñàkk yi bakkanam buñ ko teel te jël en charge bakkanam mën na faa jaaree rot ay baaraamam ku ñàkki baaraamam buñ ko jëlu en charge bakkanam mën na fa jaaree rot parce que day perdre du sang te ñëpp xam nañu loolu dégg nga yeneen blessé yi xëy na taxu koo garaaw waaye mënoon nañ leen taxaw looloo gënoon a rafet ndax ñun loolu lañ doon xaar mais nanguñu koo def ba fii ñuy waxee ak yéen ñii nanguñoo jël ñooñu en charge ñun ASP yi actuellement ñoo nekkoon di commencer di cotiser suñu biir pour xool naka lañ koy jàppale. mais justement foofu parce que bu ñu leen déggee dafa mel ni li ngeen di xeex du problème mu payoor dong muy 50 000 francs yi nga xamante ni moom ngeen di jot ñenn ñi xëy na bu ñuy amee yenn subvention yi dina ko ëpp tuuti mais dafa mel ni aussi itam seen wàllu prise en charge médicale yàgg ngeen ko jooy ci itam. waaw loolu tamit dëgg la suñu wàllu prise en charge médicale wax dëgg fa yàlla dafa metti ci suñu kaw parce que ñoom bu ñu génnee dañuy toog ci plateau yeeg sur scène naan ASP yi jël nañ leen couverture maladie à 80% fayal nañ leen transport def nañ ñi xam nga Olof Njaay day léeb nii gis nga nit bu la nekkalee ci naaj danga koy nekkal ci ker ñun mënuñu concevoir ñoom ñu détaché ñu ci terrain bi ñuy liggéey ngir ñoom ñuy bénéficier wu ñoom ñu am ay salaire plus de 300 jëm kaw ñun ñu am 50 000 ci kaw loolu ñu ne suñu waxee ñu ne waroo leen wax parce que jël nañ leen prise en charge 80%. léegi imagine toi ci jamono ji ñu nekk ak fi Sénégal toll lépp pas cher yow 50 000 yi ngay fayeku buñ baree ba bari 70 000 la ndax convention ya ngay jël ya ñuy jël di la ko ci tegal soit 10 000 francs wala 20 000 francs nga jël 70 000 francs yooyu nga xam ne leer na leen balaa nga koy fayeku weer bi dee xaalis ba jeex na kon jour bi ngay jot xaalis boobu xaalis bi du fanaan sa loxo bu fanaanee sa loxo boo xëyee weccit ngay dese léegi yow ci biir loolu nga dem ba au 15 du mois jàpp comme tey jii nga daanu feebar léegi amoo 20% yoo fajoo pour mottali ko fan ngay fajoo condition bu metti la léegi yow bu fekkee yàlla dogal na am nga sax loo yor sa poos léegi yow nga war a jóge fa nga dëkk pour dem ci mutuelle de santé ba ñu jox la lettre de garantie par exemple nga dëkk Dakar Pikine war a dem ba cité kër góor gi Dakar Corniche pour ñu jox la lettre de garantie nga war a dellusiwaat Pikine ba nga dëkk ci hôpital ba ñu signé ak yow ñoom nga faju fa ba pare delluwaat boo fa amee ordonnance nga delluwaat cité kër góor gi waat fa nga jóge woon jël bon pour dellu ci pharmacie bi dem jëlee garab léegi boo demee ci pharmacie bi pharmacien bi xool ordonnance bi ne la mutuelle bi jëlul bii lii la jël ak lii indi 20%. kon couverture bi daanaka léegi imaginer léegi ya ñu bañ bu fekkee yooyu lay faj nag te yoru te jëluñu ko en charge mu nekk ay garab yu cher foo koy jëlee mu metti ñi nga xam ne dañoo féetee ci àll bi parce que Sénégal ni mu bindoo la ñoom daanaka sax bénéficié wuñu ci couverture maladie bi parce que du leen ko jaral ndax mënoo di bëgg feebar bëgg a jóge fii jël oto def 84 kilomètres pour dem jëli ji lettre de garantie war a dem di faju ji dafay metti balaa caa da ngay xool la ngay passé bu dee as néew la nga fajoo ko fa nga nekk moo la koy gënal kon xam nga ni loolu jaaduwul teguñu ko fenn te ñoom ñooñu ki ci nekk ci ñoom ñu ne tey ay ASP lañ bu ñu feebaree soxlawuñu déplacé def yenn déplacement yi pour dem faju dañuy dugg seen oto dem jubal directement fa ñuy faju sans fournir aucun effort quand même. te du yoon man dafa am lu ma gis ci xew-xew bi moo di taxawaayu directeur général bi ndax démb dafa génn aussi itam am lu mu wax ni ASP yi seen engagement civique mayu leen ñuy marche di def mouvement de contestation comme anam bi ngeen ko defee nii tey Sénégalais yiy déglu bëgg a xam effectivement fan la dëgg gi féete loo leen di wax ci loolu. waaw loolu xam nga maanaam ñoom dañoo wax ba pare. wëlbatiku contredire seen bopp ndax dañ ne yéen ay engagé civil parce que ñin ñi aussi itam ñu ngi koy wax quoi naan ASP yi dañuy laaj loo xamante ni kenn du seen droit seen marche bi waruñu ko def parce que dañu nekk ci agence de sécurité am na ñoo xamante ni sax waruñu leen boole ci seen marche ba ci Guy Marius Sagna leeral yooyu yëpp bëgg nañ tey sénégalais yi mu leer ci seen bopp. léegi yow imagine toi nga jël nit liggéey loo ko ni signé loo ko engagement ne ko engagement bi ma lay signé loo engagé volontaire civique nga ba pare ne dama lay détaché ci ay services utilisateurs yoo xam ne ñooñu ñoo lay liggéeyal à leur profit maanaam ñooñu bu ñu leen fa yóbboo ñoom ñooy xool ca yow ñoom nang leen mën a liggéeyalee ñu sant la liggéey boobu nga liggéeyal leen ko sañoo koo bañ yaa ngi dégg léegi foofu da ngeen di nekk ay assistant pour jàppale ñooñu ci seeni liggéey wëlbatiku génn ci wax jooju ni dañ leen di signaler article 35 bi nga xam ne moo ëmb képp koo xam ne da nga nekk Sénégal di sol tenue nga nekk homme de loi muy gendarme policier paramilitaire ak douane ak genre yu mel noonu ay pénitence ñu jëlaat loolu teg ko ci suñu kaw
loolu moo waral démb moom ci conférence de presse mu naan amu leen droit est-ce que loolu maanaam buñ ko tëkkalee jaadu na civil nga jël ko wëlbatikoon nootaat ko ci kaw yëfi militaire ndax mu bañ a wax ci lan ndax li nga koy fay xam nga ni néew na mënu ci dara te bëggoo mu génn wax nga ni xaaral ma noot ko ci lii léegi nag di tàmbali bi dañ ko nangu woon parce que xamuñu ñu nangu boobu yi yëpp xewul mais dañuy dem de fur et à mesure xam nga xale day màgg te kuy màgg day ñaan yàlla avancé ñu ne ñun liggéey bi ñu nekk depuis 9 ans di ko liggéey te amul avancement te sañu ñoo wax lan moo ko waral ñu tàmbali di def ay gëstu ba ñu gëstoo nag ay juriste conseil juriste daal di ñuy xamal ni leen ñu article 35 boobu ñu leen tënkee wax leen ne amoo leen droit valable ci seen kaw parce que ay civil ngeen ay civil ngeen valable ci seen kaw comme nag ay civil lañu ay citoyen lañu kon am nañu droit revendiquer loolu moo tax ñu revendiquer noonu la mbir mi demee pour mu leer ci bopp askan bi Guy Marius Sagna mi ñuy wax ak le président des militaires libérés ñun ñoo leen seeti ndax dañuy tàmbali xeex te xamuñu woon fan lay jëm benn te ginnaaw boobaak léegi yàlla dogaloon na mësuñoo xeex xamuñu nu xeex di demee te gis nañu Guy Marius Sagna taxawaay bi mu am ci biir Sénégal képp koo xam ne sénégalais nga nekk ci biir réew mi ak doomu Afrique boo amee problème da ciy dem taxaw jàppale la ba yàlla dogal la ngay bëgg nga am ko ñu ne pourquoi pas ñu dem wuti doole ba ñuy tàmbali loolu lañ tàmbali ñu dem waxtaan ak moom mu ubbil ñu ak bras ouvert nit ñi naan Guy Marius Sagna politicien la ñun accueilliruñu ak politique déedéet bañ fa demee waxtaan ak moom ba mu ñu dégloo ba pare dafa ne lii ngeen di def ànd naa ci parce que ci seen droit ngeen nekk mais maa ngi leen di jox tamit benn conseil man ñu ne ko lan mu ne fexe leen ba bu leen benn politicien xëcc ci si boppam ngeen jël xeex bi def ko xeexu politique bu ko ci kenn def ci ay citoyen ngeen nag ku ci nekk am nga droit faral ku la neex waaw bu voté jotee ku la neex di mën nga ko votel mais xeex bi moom def leen ko seen xeexu bopp bu leen ko def xeexu politicien looloo tax président des anciens militaires retraités yi ba mu déggee loolu tamit mu ne lii jaaduwul parce que ASP ay anciens militaires yu ñoo ci nekk kon moom du seetaan ay mbokkam ñu leen di bundu xataal day ñëw jàpp ci xeex bi noonu la demee mais ñun amoon nañu yéene woo RADDHO amoon nañu yéene ànd ak waa Amnesty amoon nañu yéene ànd ak waa société civile amoon nañu yéene aussi tamit ànd ak waa kii nu mu tudd ci ñi yor affaire fiscale bi yàlla oui allez-y waaw xam nga maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu affaire fiscale bi ci biir Sénégal xam nga c'est normal ça m'échappe ñoo ñëpp fas yéene woon ànd ak ñoom parce que xamoon nañ ni xeex bi dina dem ba tollu foo xam ne dina jar ay audit d'accord dina jar ñooñu ñëw dooleel ñu parce que doomu réew mi la te bu ñuy demee xam nañu xokkatal ya ñuy teg ci suñu kaw bu fekkee bàyyiwuñu mu jàll dinañ jéem a teg ay sanctions d'accord fii xamoon nañ dinañ fa yegg ak ñoom dem nañu tamit gis ay avocat doon waxtaan ak ñoom xamal ñu ñoom tamit ni mun engagement volontaire maanaam ci 9 ans amul ci benn institution amul ci code du travail dañ leen a utiliser bu ngeen xeexee ba ñu signé corps spécial bi war nañ leen fay seen droit parce que 4 ans la ñu waxoon seulement yóbbu nañ leen ba 9 ans war nañ leen fay boobu ñu leen di fay ñun dañ ci doon sàkku sax suñu disparé yi nga xam ne yàlla dogalul woon ñu fekkee mbir mi bu ñuy fay ñu fayaale leen ndax ñoom ba ñu deewee la seeni mbokk ñàkk fukki junni lañ doon fay ko dañ ci dellusiwaat léegi doyen Mballo ngeen jébal préavis de grève démb pour une période de 30 jours boo xamante ni may ngeen ko en tout cas autorités yi ngir ñu xëy na woo leen pour ngeen waxtaan bu fekkee ni weesu nañ ko te defuñu benn réaction lan lañ mën a xaar ci ànd gësam waaw 30 jours yi ñun mayewuñu ko loi moo ko maye loi 6133 moom moo wax conditions yi ñu grévé droit grève am na mais droit réquisition aussi am na pour état bi donc mais 30 jours yi pour waxtaan la ñu ngi xaar ci ñoom si 30 jours yi ñu signé protocole d'accord bi ñu commencé woon le 21 mai ñu war a signé protocole boobule parce que yu bare sur le plan sectoriel réglé nañ ko ci maintenant sur les questions financières le régime indemnitaire ñu wax ci suñ ko defulee nag dans les 30 jours le 17 mars bii di ñëw incha allah parce que suñu dernière activité bi mooy marche bu 10 mars bi le 12 samedi la dinañ évaluer
bu ñu évaluer nag li nga xam ni am nañ ko globalement moom moo war a wax moom mooy wax lan la ñu war a def parce que fi ma toog nii mënu ma ni le 17 mars à partir du 17 mars li la ñuy def mais à partir du 17 mars ba le 17 septembre 6 mois yooyu et tant que point yi nekk ci revendication yi amuñu si lu ñu neex mën nañ à chaque fois ñu dem grève légalement benn fan ñaari fan juróomi fan weer une semaine et cetera mais comme que nag aussi dañuy inscrire dans la durée parce que tàmm nañu loolu ma rappelé la leen Samba gis nga Abdou Diouf defoon na ko SUTSAS def grève 3 mois grève bi nga njëkk a dégg ku biir électricité centrale bi ñu bokk UNSAS ñoo réunir ñu ne électricité dañ koy couper santé du dox UDEN daal di tëj classe yi ensuite SNTPT daal di couper affaire yu mel noonu loolu mooy noonu grève générale boobu la après nag si la ñu pekk Mademba Sock ba jàpp ko parce que gouvernement bi métti woon na ko loolu 3 jours ñu coupé ko courant j'étais à Ziguinchor dañoo coupé courant bi foofu pendant 3 jours gouverneur général Dieng moo fa nekk gouverneur militaire mais ay pexe moo tax ñu génn si loolu. On se rappelle de la fameuse chanson de Youssou Ndour. waaw moo ko coupé wu ko yu mel noonu quoi voilà donc c'est-à-dire gouvernement yàgg na en fait di inscrire dans la durée parce que ñoom seen problème mooy jéem a tas syndicat yi wala wàññi seen doole alors que loolu du seen cër ñoom dañoo war a au contraire dooleel syndicat yi et ensuite maintenant comme dialogue social BIT bi mu ko initié lan la wax ci dialogue social dialogue bi dafa nekk en amont du conflit c'est-à-dire dañuy dialoguer avant le conflit lan moo tax wax loolu parce que par exemple bu ñu la doon waxtaan yooyu bu dee dans une entreprise par exemple dañ naan seen kër gi langam ngeen di am weer wu nekk parce que yéen participer à la production lii moom ci def ngeen ay investissement foofu lay dellu am na ay amortissement yu war a am lii charge personnelle la mais lii au moins koom la boo xam ni borom kër gi moo ko moom parce que actionnaires yi ñoo koy partagé comme dividende mais liggéeykat yi aussi am na lu ñu ci war a delluwaat pour ñu gën a sawar bu ñu ko dee waxtaanee chaque fin du mois donc danañ xam ni kër gi lii lañ am wala chaque trimestre bu boobaa nga xam ne li ñu ci war a séddoo ñu séddoo ko mais bu boobaa ëllëg si bi kër gi bu amee ay problème koo wax chômage technique mu toog koo nit jaral fii mu toog mais mënoo aussi lépp lu am lu baax nga def ko sa poche ëllëg si bi affaire bi ñoŋoo lu nga ne affaire bi daal nii la poste budgétaire yi la ñuy dem départ volontaire ak yu mel noonu. finalement donc, même secteur yëpp ñoo bokk problème parce que ñii aussi tam loolu la ñuy xeex. non parce que ñii aussi. mu nekk question droit mu am question y a un problème d'humanisme bu nekk derrière cela. comme que tënku nañu ci loolu 6 ans 8 ans yooyu pour 50 000 ak yu mel noonu même bu ñu ko nangoo am na loo xam ne war nañu ko toogaale kook ñoom même bu ñu amul syndicat am na kuréel yu nga xam ni interne yoo xam ni. ay mécanismes de dialogue yoo xam ni mën nañu waxanteeg travailleurs yi. mais comme quartier rek allez gobi marche en avant en arrière yooyu même bu dee amee sax sur le plan du droit c'est-à-dire sur le plan humain nit ki nanguwu ko te aussi ma profité waxaale gis nga ministère de la santé bi ñu nekk nii xam nga contrat xam nga kii évoqué na la question du contrat c'est que mënuma xuus ci loolu parce que xaw ma ban type de contrat la mais en tout cas code du travail nee na contrat ba mun a benn yoon lañ koy renouveler suñ ko waroon une deuxième fois dafay dugg dans le régime des contrats à durée indéterminée loolu la code du travail wax mais chez nous la waa ministère de la santé am na nit ñoo xam ne ay postes stratégiques lañ am toog nañ presque 9 ans 10 ans amaguñu bële contrat à chaque fois ñu renouveler seen contrat donc c'est-à-dire état bi mooy violer ses propres lois nga dem dans les hôpitaux ay Dantec ak ay yëpp hôpitaux yëpp am na ay prestataires or dans nos hôpitaux waru am prestataire ku fa nekk da ngay mën a nekk stagiaire ñu xam ne stagiaire nga wala nga nekk fonctionnaire wala nga nekk militaire wala nga nekk universitaire mais waroo mën a nekk bénévole boo nee contractuel aussi contrat à durée déterminée lay doon mu jeex nga dem wala contrat à durée indéterminée mais mënoo ni kii contrat de prestation la or prestation muy liggéey à temps plein alors que prestation du personne physique personne morale la kii madame bi Traoré mën na am contrat ak yéen pour sécurité ngeen koy fay moom moo am agent di leen fay comme ñoom seen agence bi ni mu koy defee ak yeneen sax di leen fay donc prestataire bi mooy personne morale bi du personne physique bi donc képp ku ñu naan yow prestataire nga ñu ngi lay exploiter parce que dañu la war a jox contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée loolu mooy xew dans les structures donc c'est dañuy dévoyer un peu affaire yi pour simplement pour être dans un confort parce que soxla ñu ay loxo amuñu ko ñu utiliser ces histoires là te ñooñu aussi prestataires yi amuñu benn couverture amuñu couverture médicale amuñu protection sociale parce que kenn du leen verser ni à l'IPRES ni à la sécurité sociale un jour ñu feebar bu chronique ñu sànni leen ci biti wala yu mel noonu donc yooyu il faut que ñu repenser loolu
quand on parle du développement du capital humain mu nekk axe de BSE monsieur le président la dafa war a reconsidérer loolu. xool diggante travailleurs yi ak employeurs yi parce que état moo nekk l'employeur fu mu nekk c'est pas un problème de Macky Sall comme président de la République wala yu mel noonu mais c'est l'état employeur. état employeur aussi mënul imposer privé bi. ñu war a nekk à cheval sur le code du travail inspection du travail dem ñu leen di yóbbu su nekk tribunal du travail te état ci boppam di violer ses propres lois loolu moo jaaduwul. c'est ça qui est inconcevable. am na solo ci loolu looy wax kon autorités yi sagam su mu ngeen grève bi nag te nag wax dëgg yàlla suñu maam yeeg suñu bàjjen yi bés bu nekk ñu war a dem hôpital bu grève bi amee moom dina xaw a doyatiwaat. mais ñun ñi nag ak suñu njaboot nag mais c'est tout le monde li am solo du pexe parce que ki choisir ñii bu ñu choisir sécurité. Même de manière bénévole c'est parce que am na lu ñu yëg seen yaram am lu leen war par rapport à la population ñii aussi bu ñu choisir nekk à côté du malade yow yaa ngi choisir le micro mais ñi nekk à côté du malade kenn nga leen bëgg a malade bi ku ci dem ba nga xam ne xel ne donc nga faj kenn ba mu tane nga war ko bàyyi ñaari fan feebaram gën a yokk loolu c'est pas de gaieté de cœur wala nga dem grève dellu siwaat ñu ne kii jóge na fi wala xam loolu jekkul donc waruñu àgg foofu surtout que li ñuy laaj c'est pas l'impossible. Et puis incidence financière yi nga ni ñaata la 15 milliards. 15 milliards au bas mot parce que déjà de manière approximative rek su fekkee ni def nañu focus sur les indemnités de risque. de 20 767 agents la ñu nekk ministère de la santé yëpp nekk en activité. ti ci ñooñu fonctionnaires ñu ngi ci ils sont 8000 et quelques. Contractuels du ministère de la santé ils tournent autour de 2000 et quelques. ministère de la santé. Ensuite collectivités yi. c'est autour de 1500 et quelques. li ci des nag mooy contractuels yi nekk établissement public de santé maanaam ay hôpital yi ñu érigé yëpp. donc ensemble bépp loolu la. mun nañ jàpp ne tey état bi loolu benn indemnité de risque boobu. si boppam bu ñu ko porté loolu. c'est autour de 12 milliards. li ci des nag maanaam yow am nga spécialisation. spécialité yi barewuñu. boo dee compter même ay technicien néphro. ay technicien chimie barewuñu. foofu la yi ci des indemnité de responsabilité du ñëpp ñoo am responsabilité ñi si nekk chef nii wala chef na le barewuñu. loolu boo ko boolee yëpp matul 15 milliards c'est loin même de 15 milliards. donc je pense que foo boo mënee génne 69 milliards pour am jàmm ci école bi. war nga mën a génne au moins 15 milliards wala lu ñu topp si pour nga am paie. dans le secteur de la santé parce que ñoom dañoo jox suñu bopp. pandémie bi gis nga ni mu meloon. kenn ñemewul mais bu ñu génnee sàmb 1000 milliards et loolu vraiment daf ñu metti 1000 milliards ñu génne ko mais pandémie bi moo tax ñu génne 1000 milliards mais bu ñu demee ba li ci ëpp ci xaalis bi ñu génne ko ay ceeb ak ay mais c'est bien pour que ñu indi une résilience économique mais au moins ñu fay boru CMU yi les mutuelles la ñu fay boru CMU yi. indemnité de risque hôpitaux yi seen subvention yi yokko mais personne aussi gis boppam ci xeex bi en France gis nga dañoo def loi même de revaloriser salaire yi mais fii non seulement sa salaire joxuñu la ko indemnité yi ngay laaj joxuñu la ko mais prime Covid yi si boppam sax kenn xamul lu ñu ko joxee ki day am 50 000 pendant 4 mois kii 6 mois kii 3 mois ñeneen duñu am dara. communautaire yi nga xam dañuy xëy suba ba nga jot amuñu dara toppatoo wuñu leen donc voilà les véritables problèmes. te kenn audité wu ko ba tey. audité wuñu lan noonu. pour seen prime yi ci wàllu Covid bi. non prime Covid bon parce que amoon na fonds Covid. injustice bi am ak maanaam ñàkk sàmm beeg yëpp. parce que li am solo ñun secteur bi ñu nekk collectivité locale yi. Sidya Ndiaye posé woon na problème bi. am na ñenn ñu ci jukki woon mais am na benn ardoise 400 millions boo xam ne bu des bu ñu war a fay. or mënoo yor 1000 milliards ñu jox la 7 milliards pour loolu yëpp. nga waroon toog nga ne bon léegi nan lañ ko war a doxalee ñu ne kii ak ñu génne benn texte loolu moo doon leer. mais dañu xëy ñii ñooy ëppale ñii duñu ëppale ñii manqué yow nga nekk ci benn service fii dans un poste wala dans un centre moom ñu fay ko pendant 4 mois yow ñu fay la 2 mois kii ñu fay ko 1 mois pour lan loolu alors que vous faites le même travail. léegi aussi 1000 milliards yooyu pourquoi mënuñu ci woon jox santé ba ñu doyal ba ñu gis seen bopp ci liggéey bi jox ñeneen. mais 1000 milliards yi profité wul la ba pare mi ngi profité ñeneen ay ceeb ak ay yu mel noonu. léegi nag régime indemnitaire bi nga ne du ci wax nga xëy nag tekki mbuus mi pour ñenn ñi nga ne ñeneen ñi xaar leen ba suba loolu mënu nekk. jërëjëf mu nekkoon kàddu yi Mballo Dia Thiam ñu ngi ak aussi Diamako Traoré xam naa moom la ñuy ndar keppe ndax daanaka ñu ngi may signaler ni waxtu wi jot na te xibaar yi tàmbali léegi ci kàllaamay wolof Diamako Traoré sa kàddu gu mujj ci seeni kilifa la direction générale ak ministère de l'intérieur et puis au plus haut niveau président de la république lan lay nekk. ñun ASP yi li ñuy wax ci suñu dernière kàddu mooy président Macky Sall na gëstuwaat ASP yi te xool direction na muy doxalee ci kaw ASP yi jaaduwul
ministre de l'intérieur ASP yi ñu ngi lay woo nga gëstuwaat ASP yi nga xool direction bi ni muy doxalee ak ASP yi jaaduwul ASP yi nag jël nañu décision te décision bi ñu jël duñ ci dellu ginnaaw nee nañu radiation buy am nañ ñu boole ñun ñëpp raje ñu décision boobu lañ jël duñu liggéey ji tànki delluwaawuñu ñu raje delluwaatuñu leen ci seeni liggéey duñu liggéey ji bu radiation dee am na ñëpp boole raje leen su baal dee am nañu bàyyi ñëpp loolu mooy wax ji suñu kilifa yi nag wax dëgg fa yàlla lii ñu def nii dama ragal ni wax dëgg jàppalewuñu Macky Sall ndax bu ñu bëggoon jàppale le président de la république ak fi ñu toll nii ci jamono ji ñëpp di xeex ku ne di laaj waroon nañu doxalee neneen ak xalaatee neneen lu dul jël ay sanctions di ko teg ci suñu kaw jàppalewuñu ko bu dee dañ koo bëgg dañuy wax lu leen neex dañ koy nax président na xippuwaat ay bëtam te xam ne suñu DG bi dina koy yàqal parce que ASP yi bu ñu génnee ci tali bi bu mu fàtte ne ay anciens militaires ci ëpp ci ASP yi te de jël nañu décision te duñ ci dellu ginnaaw. te déjà seen diggante ak policiers yi tàmbale naa xajam ndax gis nañu affrontement yi si am xëccoo bi. loolu leer na ba pare d'autant plus Sénégal dañoo mën a seetaan dañuy gis dara di am duñ ci nangoo wax à temps dañuy toog di seetaan ba bakkan rot ñu soog a commencé jug di lijjant fekk c'est trop tard amul sens. balaa ñuy yegg fi bakkan di rotee nañu jël mbir mi teg ko ci yoon loolu mooy wax ji dul leneen direction na arrêté menace yi muy teg ci kaw ASP yi. intimidation bi muy teg ci suñu kaw duñ ko bàyyi mu jàll parce que duñu servir suñu réew pendant 9 ans di laaj suñu ak suñu yelleef ñu ne dañ ñu ciy rajo ñuy toog di leen seetaan di leen bàyyi ci mu yomb noonu duñ ko def cette fois-ci duñ ci bañ dara duñ ko ci bañ bu jaree laaj ay avocat dinañ wax commencé nañ sax doon waxtaan ak avocat bu jaree topp état du Sénégal plainte dinañ topp état du Sénégal plainte buñ ñu delluwaat intégré waatul dans les rangs ñu topp leen ñu fay ñu suñuy droit loolu moom duñ ci bañ dara soit mu baax rek wala mu bon parce que ginnaaw ñoom xam nañu seen saisi mi ngi yëngatu seen ceeb yaa ngi commencé xajam ndax dañoo nekkee ci loo xam ne teguwul ci yoon ñoom suñu dirigeant yooyu parce que mënuñu toog fa ñu toog di am ay salaire 300 000 400 000 500 000 ba pare kii am fukki junni ne du wax mënul nekk ñuy jëlee ay recrutement di ko defee ca na mu leen neexee ASP di ci teg seen bët ñu ne duñu wax di jël ay mbër di leen recruter jël ay jaaykatu jën di leen def ay CUD ASP yi jàng ba yëy seen diplôme nekk ay doctorat ñii ay maîtrisard ñii ay licencié nga bàyyi leen ñuy fayeku fukki junni nga dem fee ca àll ba ka nga xam ne ba ñuy sos ASP ma nga tëdd këram di nelaw nga jël ko indi ko ci direction bi di ko fay ay 300 000 400 000 jaaduwul teguwul ci yoon loolu la ASP yi gis xam ko xam na ni fa lañ jëm ak ñoom ñu ne xaaral ñu tëj seen gémmiñ bu ñu leen dàkkee wax dootul am mais loolu du ñu tax a noppi te du ñu tax a dellu ginnaaw wëlbatiku ASP yi nga xam ne dañoo jot a dee ci diggante bi ñii ñu dàq leen xaalis boobu ñu wëlbatiku jëlaat ko ci ñoom di ko fayeekuwaat di ko séddoo ñoom ci seeni biir teguñu ko fenn injustice boobu am ci biir direction bi dégg nga ñu yaakaar ne ASP yëguñu ASP yëg nañu xam nañu mais nit ki boo ko poussé ci wax dana wax loo xam ne yow ba léegi dana la bett ni est-ce que kii xamoon na lii ci man te boo sàggantul sa image mën na fa joxee yàqu buñ ñu poussé ci loolu ginnaaw ñoom ñooy suñuy kilifa ñu leen di liggéeyal nañu sekk jàmm ñun Macky Sall la ñu adressé la parole mais pas la direction parce que ñoom amatuñ ci woon compétence nee nañu mënatuñ ko faj Macky Sall ko mën a faj mais nañu wax ak Macky Sall le président de la République kay loolu kay yomb na jërëjëf loolu mooy kàddu Diamako Traoré di soxna si fi teewaloon ASP yi fan yi yëpp ñu nekk ci mouvement d'humeur bu metti en tout cas ñuy ñaan kilifa yi ñu gëstu leen bàyyi leen xel ndax ay doomu réew mi lañ ay père de famille lañ seen njaboot yaakaar leen nañ leen woo waxtaan rek jox leen seen ak seen yelleef ci nu mu gën a jaare yoon noonee tamit ñu def ko ci santé bi ndax jamono ji réew mi daanaka yaramu mag la foo laal rek day metti nañu waxtaan ndax Sénégal ñoo ko bokk te mënuñu ko pàccoo jërë ngeen jëf mbokk yi mu nekkoon seen émission le bloc de l'après-midi ëllëg ak jàmm ak beneen invité di Adama Mboup bu ànd sàmm jikko yi bu 16h jotee incha allah ci Univers FM Dakar léegi xibaar yi ak soxna Ndeye Yatta Diop